léeg-léeg itam dina possible ci opposition bi bu dee ñoom dañu sentir ni dañ leen bëgg a féewale bu nu koy wax itam on va se rappeler un peu ci propos yi nga xam te ni président waxoon na ko ne dina leen réduire ci seen expression bi gën a tolloog ñoom maanaam dina leen daal dëbb wala leen ba nu mokk loolu la waxoon te ñoom jàpp nañ ni day utiliser institution yi nekk ci réew mi quand même pour arriver à ses fins. non loolu gëmuma ko non les institutions lañ c'est que nag xam nga ku si nekk boo nekkee opposition moom souvent da ngay ŋàññi donc institutions yi te loolu xam nga baaxul on doit pas affaiblir les institutions alors les magistrats yi dañu jàng nekk ay juges ay nit mën leen di juum ay nit rek lañ comme man ni mu mën a juumee comme yow ni nga mën a juumee alors maintenant réduire l'opposition à sa plus simple expression d'accord mën nañ ko comprendre ci benn sens parce que ñu ne ñoom ay wujju lañ alors ñoom dañuy fexe am doole pour jëlee ñu fi ñun tamit dañuy fexe am doole pour ñoom aussi gën leen est-ce que mënoon jaar woon ci politique bu normal bu naturel tase ci terrain bi jàmmaarloo bu ñu waree wax ak askan wi wax ak moom waaye mu bañ a jaar ci ñuy piétiner li nga xamante ni moom moo di loi ak règlement yi nga xamante ni moom moo tënk réew mi parce que jàpp nañ conseil constitutionnel décision bi mu jël arbitraire na ndax bëgg na sauver Benno Bokk Yaakaar na sa xel liste yu nga xamante ni titulaires yi notamment Ousmane Sonko ma nekk ca kaw mais li nga wax aussi noonu la war a demee mais lan moo war a demee noonu. non c'est-à-dire que institution yi. jaar yoon. ak yooyu mu bañ am parparloo et cetera. voilà waaw mais su fekkee ñoom. décision. conseil constitutionnel génn na ko. yow bu la arrangé wul nga ne dañ li ma nekk ci opposition moo tax mais ça pose problème alors mais ñun suñu sañoon suñu ñaari liste yëpp jàll. mais amul respecté nañ décision bi te yow xam nga ne ñoom def nañ ay juumte def nañ ay erreur ci seen ay liste ñoom aussi waaw ñun tamit ñu ni def nañ ay erreur waa léegi ñoom lan moo tax ñun suñu majoritaire amul erreur mais ñoom seen majoritaire moo am erreur Dakar bi mu amee erreur ñoom kenn déggu leen yuuxu wuñ mais bi seen liste majoritaire bi menacé woo ci lañ commencé jóg parce que ñoom ñëpp fa lañ daw làqatu loolu mooy dëgg Aïda gis nga su fekkoon Dakar bi rek la Barthélemy kese la ñuy bàyyi ak problème te li si xew dégg leen ko parce que ñu ngi wax ne sax est-ce que Barthélemy teguñ ko woon ndëgër sërëx parce que bëgguñ woon mu jàll mais tey gis nga yàlla atte ba pare ñoom seen biir gis nga niñ defante seen biir oui parce que am na si ñoo xam ne ñu ngi taxaw di kaas ne voilà boolewuñu leen seen àq moo leen dal ak yooyu donc léegi ñun te pourtant ñun erreur bi ñuy wax ne xaw ma suñu parrainage dafa ëpp benn xam nga ne loolu waxu kasaw justement seen mandataire moom moo wax ni ëpp na te bu ñu xoolee ci L149 bu code électoral bi da ngeen ko jalgati foofu la ñuy waxee ni ñoom gis nañ ko ba kalaame ko foofu ba léegi amul benn notification bu ñu jox la coalition bu Benno Bokk Yaakaar ngir wax leen ñu ñëw waru noo bokk yow xam nga ne ñoom biñ commencé di seet suñu mbóot mooy ñoom biñ gisee ñoom seen mbóot nañ waxante dëgg rek mais seen droit la mandataire dem xool yeneen liste yi comme ni ko Benoît defee ba génne yenn erreur yi mais ñun bëreet ñu génne seen mbóot coow li la kur ñu xam ne coow am na te effectivement que loolu am na existé na si lañ commencé di génne suñu mbóot te loi bi loi la rek interprétation mais yow xam nga ne am na loi bu taxaw ne nga mu ëpp moo ci yem mais lu tax sax léegi man loi moo nag taxawal waaw Aïda taxawal léegi lu tax ku manqué ñu ne la demal nga mottali serviteur du dañu manqué le ñu ne la mottali mais dañ ko fii xam nga fii moom léegi kon fii moom ñu ne yow war a bokk waaye amaan nag dafa nekk code bu ñu teg ko wallu dañu manqué le ñu ne leen dem leen mottali léegi mais waaw ñun ñu ëppal ñu ne léegi yéen war leen bokk mais code bi moom moo ne da leen di indi souvent jurisprudence bu Malick Gakou loolu dañuy wax rek amul Malick Gakou kenn téyewu ko loolu mais quand même lu ñu bind ci code bi te respecté wuñ ko loolu naka lañ ko mën a tuddee dañuy wax rek parce que quand même code la te dañ koo bind teg ko mu di ay loi yu ñu war a respecté donc lan moo war a mën a tax ñu war koo mën a nangulee ci kii bañ koo nangulee ci kee loolu Aïda dama lay wax pour mu simple parrainage bu ëpp taxul nga bañ a bokk ensuite
ñun suñu liste suppléants yi dinaa ñëw de boo ma mayee. ñëwal suñu liste suppléants yi. foofu parité xam nga fan la nekk problème. mooy foo xam ne. 7 la comme li daloon Dakar. nga xam ne fii da ngay def 4 góor. def 3 jigéen. wala nga def 4 jigéen. def 3 góor. loolu boo ko respecté wul loolu mooy problème mu parité mais yow nombre exact parce que disposition bi tegle nga nii ñaari góor ñaari jigéen mais loolu problème matériel la te loolu la ñu wax man wax ma ne moo am. alors loolu lan moo ci nekk problème te Aïda ensuite man li ma bëgg aussi acteurs politiques yi ñu d'accord ko mooy lourdeur bi ci processus électoral bi nañ ko wàññi. lourdeur bi dafa bari mais depuis ci parrainage bi ak ci confection des listes. mu am ay tolérance mais ku ne parrainage bi matul manqué na rek ñaar benn rek liste boobu warul baax non non loolu dañ ci war a bàyyi xel d'accord naa filtre bi. parce que ñaata parti moo fi am ñooñu ñëpp mënuñ dem élection te d'ailleurs parti sax dañ leen war a rationaliser parti nga exister rek yow këdunoo amuloo numéro téléphone amuloo siège musoo dem élection musoo def assemblée générale musoo def tournée mais loolu nañ ko waxante dëgg. ay jamono sax opposition bi d'accord nañ leen ci parrainage mais parrainage bi ak anam biñ koy defee mais parrainage boobu noonu est-ce que filtre bi jubluwuñ ci woon leneen tey ba mu tombee daanu ci kaw tamit yéen ñi organiser li nga xamante ni moom moo di élection yi parce que buñ ne yéen moom moo di Antoine Félix ñoom bi nga xamante ni dañ doon sàkku ci mu bañ a sax nekk la personne bi nga xamee ni moom lañ koy dénk alors est-ce que du tey parrainage bi nanu ko tegee dafa dem ba nekk beneen mbaal boo xamante ni vraiment gàllankoor na leen ci nu ñu gisee yéen jafe-jafe yi ngeen am te yàgg bokk ci élection. waaw man d'accord naa parrainage bi mën nañ ko saytuwaat ak yooyu. mooy comme li ma doon wax léegi ak le système électoral processus beeg yooyu ñu gën ko woyofal wala boog mettre les gens dans des conditions yoo xam ne du ñu am yenn jafe-jafe. mais tamit ñi yëngutu ci parti yi aussi war nañ di tàggat seen ay nit seen ay responsable c'est vrai boo nekkee ci dara yàgg ci nekk aussi juumte du mënul ñàkk ak yooyu mais yéen est-ce que mën leen koo nangu waaw non damay wax sax foofu sax xam nga lu ma fi bëggoon wax sax mooy tey normalement man li ma jàpp mooy parti au pouvoir sax waruñ ko laaj sax ay parrainage parce que c'est dafa formalité la xanaa du parti comme yeneen parti. non yow parti au pouvoir mën na ñàkk le nombre de parrains. mais doole yeewu askan wi mi nga xamee ni. doole yeewu askan wi ak doole wàllu Sénégal. waaw yéen. ñoom itam xanaa loolu bu ñu fa tënkoo ne leen jaru ñu dem wari ji parrainage. waaw kon ba tey kon léegi na ñëpp uti parrainage mais jaru ko te xam nga ne tey parrainage bi baax na parce que am na yeneen façon filtre te yow xam nga ne filtre ñëpp d'accord nañ ci. ñëpp mënuñ bokk su mbaxloo 47 listes yi fi amoon bi passé. xam nga ne loolu baaxul c'est à éviter ak yooyu alors maintenant Antoine Diome xam nga tàmm nen di ŋàññi un ministre de l'intérieur yow xam nga ne Antoine Diome avant ñu koy def ministre de l'intérieur ak ba fii jonn yàlla tey man xamaloo ko benn parti politique waa léegi ñoom xanaa léegi dañu bëgg Macky Sall buy tànn ministre de l'intérieur mu dem tànn ko ci opposition ne leen yéen jox leen ma kenn bokkul APR mais bokkul APR Aïda moom liggéey ñëpp kenn xamu ko woon. ministre la mi ngi ci gouvernement bi ci la bokk. waaw mais Aïda nañ waxante dëgg yow xam nga ne ku bokk APR moom su bëggoon bokk APR mais kenn mënu ko tere bokk APR. oui nu ñu mën a tekkee. position am moom. tey jii kon position am nan lañ koy mën a. damay dégg ñuy citer des anciens ministres de l'intérieur comme exemple comme Lamine Cissé parce que lu tax. parce que organiser nañ ay élections yoo xam ne il y a eu alternance et pourtant Ousmane Ngom du ma fi nekkoon 2012. bokk ci Ablaye Wade. takk ci rib. du organiser na ay élections. alternance am. oui le problème Aïda problème bi xam nga du foofu. yow wax nga ko léegi mooy xam nga lan futteeku dem wax ak ñi nga say militants. mobiliser leen. convaincre leen. ñu dem voter la. mais taxaw fii ci rajo yeeg télé yi. yow xam nga ne rajo yeeg télé yi faluñ kenn. baax na nag ñëw ñu invité la. nga wax sa programme. wax li nga namm. et cetera exprimer wu. ak yooyu am na ci solo mais li am solo dëgg. mooy dem sur le terrain. Macky Sall
bi mu nekkee dans l'opposition bu wëruloon Sénégal bi ñu nekkee place de l'Obélisque di fa dajaloo chaque jour bu gëmuloon boppam dem campagne lii mu am du ko am. mais est-ce que gënul woon tamit ba ñuy waxtaan ne nanu dindi ministère de l'intérieur bi dénk ko personne neutre ñu defee ko nu ni mel pourquoi agripper wu à ce que force koo xamante ne dina nekk ci gouvernement bi mu yor lépp lu jëm ci wàllum élection bi est-ce que du foofu noonu la lépp daal di dooree. waaw mais xam nga wax naa la ko léegi nee naa la d'accord man awma ci problème ba ñuy waxtaan ñu ne buñ ko ki yor élection yi directeur des élections mais bokkul après. mais kan moo ko coiffé. ah waaw mais koo gis am na njiit Macky Sall sax am na njiit ñun ñooy njiitam ñun Macky Sall population peuple sénégalais. Macky Sall fal leen ko mais du lu ko neex lay def. yow xam nga loolu. bu doon def lu ko neex. chaque jour di wax lu ko neex. population bi jëlee ko fi. population bi de loolu lañ jàpp ne fi mu ne da cee nekk. moo waral tey bu ñu demee ci terrain bi gis la jeunesse sénégalaise quand même taxaw. yow yaa wax loolu ak ñoom opposition yi ñoo wax loolu. mais yow xam nga ne population bi waxuñ loolu. l'écrasante majorité de la population waxuñ loolu dañ ne Macky Sall doyaluñ. 2024 sax bu doon suñ sago nga nekk candidat battre campagne. amaat boobu waa Benno la wala askan. loolu la askan.